nuyu nañ leen bu baax yéen ñu safoo Dakar Buzz dañuy teewlu saa su ne tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Thiès fu ñu taxaw ni mooy cours privé Kocc Barma Ndeye Fatou Seck mu ñàkk bakkanam ay waxtu yu néew gën na moom dafay anticiper fii la ba noppi si ab accident si école bi ñu taxaw tey la doon jànge tey sax waa école bi yëpp du ma dañu bokkal classe mais waa école bi yëpp ak administration bi dañu daal di rek organiser li nga xamante ne ni mooy wàcceel ko kaamil ñaanoon ko puisque loolu rek moo ci des ngir rendre ko hommage waa école bi ñu bëri ñëw nañ daje fi ak rek ñi nga xamante ne ñooy waa administration bi ngir rek fësal méttit ak nakar buñ ci ànd waaye itam ngir ñaanoon ko ñu ñëw géex ñenn si ñi nga xamante ne ñooy ay camarades de classe am waaye tamit kenn si administration bi dëkk leen suñu micro laaj leen tuuti ci kii di Ndeye Fatou Seck doon def classe bu terminal waaye tamit laaj ay xaritam tamit ci kii di Ndeye Fatou Seck ak rek lan la ñu xam si moom ak rek lañ leen jàngatee ci nii mu demee ñu xuus tànn si ñoom ñenn dëkk leen suñu micro jëbal leen ci ay laaj ñu daal di ñu siy tontu. soxna si maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. man la Mariane Silla. lan nga si Ndeye Fatou. man moom xarit laa si moom du ma wax sax xarit on était comme des sœurs ñoo bokkoon classe ñun ñoo doon ànd ñun ñeent man Flo ak ñeneen sax bari nañ parce que moom amul woon problème ak kenn école bi koo wax Ndeye Fatou la lay wax. bañ ne ko ba sooy wax ak moom xoolal ree lay ñëkk a def baax xoolal sooy wax sax doo ko dégg dañ ko daan fo sax naan ko yow Ndeye Fatou yow da ngaa tooy trop del wax bu baax ñëwee classe si kanam la daan toog da daan suivre cours du wax du def dara amul problème ak kenn. naka nga yëgee xibaar bu nakar bi. après parce que il paraît que ni choc bi ba mu defee anticiper filo ba pare la ba muy ñibbi si lendemain bi nag si la gaañu. man moom ci jeudi bi laa ko gëj parce que sama xarit bi moo ñëw suñu kër commencé di jooy parce que boobu man maa ngi pare sax bay waaj a jàngi si mu ñëw commencé di jooy sëgg ma ne ko Filo lan la mu ne ma Ndeye Fatou mu ne ko Ndeye Fatou lan mu ne ma Ndeye Fatou dee na dafa def choc ma ne ko loolu mënul nekk koo xamante ni keroog rek ba si anticiper Filo bi noonu gisante nañ mu ne ma noonu la de noonu nañ si yem après xale góor yi waa classe yi démb ñu dem Bargny dem jaale ji bu ñuy ñëw nag ñun dañuy décider wàcceel ko kaamil fii nii si école bi. Ndeye Fatou ku baax Ndeye Fatou loo wax si moom rek du doy ku baax amul problème ak kenn du wax sax moo tax école bi tey ñëpp a jooy ñëpp a jooy metti na trop mais man moom sama xel dal na si moom trop ndax ku baax la woon amul problème ak kenn ñoo daan naan bañ na ko bi suñu génnee pause sax suñu amul lu ñu jëndee néeg moom moo yëkkati si propre xaalisam jëndal ñu bañal ñu woon dara te après xoolal duñ ko laaj sax duñ ko sax delloo parce que dañ koo yeboon duñ ko sax delloo xaalisam lu ne lañ daan defaral franchement suñu xarit la woon moo tax dëj bi ñun ñëpp la bett mën ñu ko concevoir ba tey wallaay. si anam bu mu demee mu def anticiper philosophie ba pare jàng année bi yëpp si terminal ba dese lu examen mu def benn épreuve ñàkk si bakkanam aussi naka ngeen jàngatee loolu. lu metti la woon parce que xam nga anticiper philo yi mercredi la woon. ba lundi bi ñoo ngi doon def suñu dernier cours philo prof bi toog classe naan ku ci am na nga sant yàlla ndax gis nañ fi ñoo xamante ne nii am nañ bac ñuy ñibbi jël oto ñu daal mu daal fay gaañu léegi moom mu daal di yëkkati loxoom ne monsieur man su ma amee du ma jël oto du ma jël jakarta damay dox wala classe bi ñëpp di ko ree ma naan ko yow NFS ba nga sa dund bii de dox doo jël oto gaaw yàqamti dem annoncé sa famille mu nii bu dee loolu la kay damay dox amul su yëgoon loolu kay. année bi du ko eggal te moom dëkk fi woon Bargny la dëkkoon ba si tabaski bi mi ngi doon wax que ni daa bëgg a dem seeti yaayam mais bac bi moo ko fi téye mënul dem parce que da doon wax daal na ma yaayam ko doon wax mais gis nga tey billaay demul ba mujj woon a dem parce que na ne woon day toog ba bac bi jeex ba xam fu mu féete ba pare doo koy dem xooli ji yaayam mais gis nga. yëpp jotul a gis ak famille. gëj na fa parce que fii tantam la fi newoon fii la dëkkoon grand standing si wetu tali bi. moom Bargny la nekkoon gëj naa gis sax seen famille xanaa déggante ak ñoom téléphone. soxna si maa ngi lay nuyu. man lay fay. dina mastawu d'abord si xibaar bu nakari bi. metti na moom. Adja Diagne. sama xarit la woon benn bakkan. troisième lañ bokkoon classe après par la suite man j'ai pas continué moon année bi. après moom mu jàll seconde après man. je me suis référé la classe troisième après ba ren ñu bokk école mais nit ku baaxoon la franchement amul woon benn problème
kaf laa ko mës a xamee bu ma bokkalee moom troisième reetaan dóor boo koy tooñ sax au fait du la wuyu day romb bàyyi la. naka nga yëgee xibaar bu nakari bi. metti na moom parce que metti na moom man démb ay affaire bi ay équation la ma def c'est parce que doo comprendre man ma taalee sama WhatsApp ma gis statut ma ni lii ba xam dëgg la après kii laa woo ma woo ko ma ni ko di ko laaj affaire bi si na ma doon expliquer ne ma dëgg la expliquer ma ne dafa def choc affaire yooyu noonu mais metti woon na torop. kañ ngeen gëj a gisee. man maa ngi mujjee gisee moom avant fête corona yi laa gëj a gisee ak moom. nan nga jàngatee li ni mel mu doon def terminal jàng année bi ba dese lu doon examen def anticipé philo def accident ña ba ñàkk si bakkanam ni metti na moom parce que ay waajuram yaakaaroon nañ si moom nga jur sa doom surtout mu doon benn bu jigéen ngay ñaan yàlla mu am bagam réussir nekk si leneen nga xëy mu def philo ba pare affaire bi mu dal ko metti na daal metti na trop. lan moo la gën a marqué si moom. absence am daal du mës a jóge sama xel tout le temps damay xalaat image am dafay reveniraat tout le temps parce que dafa nekkoon ko oyof amul woon benn problème. ban genre élève la woon aussi. mënoon na jàng élève bu mënoon jàng la loo ko boo ko wooyee sax mu ne la man de instant yi nii kay rek bac bi affaire yooyu noonu loolu la doon expliquer ba si tabaski bi bu ma ko déggee mi ngi ma doon wax loolu mën naa ko yow foo réer mën naa ma tabaski bi rek la jàng bi bac bi tout noonu mooy loolu métti na moom. ñun ak waa classe am ak prof yi def nañu ay xasida jàng nañu wàcce nañ ko kaamil loolu lépp def nañ ko. non non man boobu ba tey yëguma ci information boobu benn. ban appel ngeen di lancé si li ni mel. xanaa rek peut-être ndogal la suñu borom foofu la ko jaarale li yoon def liggéeyam rek loolu la ñuy wax. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. man maa ngi tudd Bassirou Mboup. lan nga si Ndeye Fatou Seck. Ndeye Fatou danoo bokkoon classe ci terminal quoi L2 waaw. ñu dëgg xibaar bu nakari bu ci am naka ngeen ko yëgee. ñun de man de damaa toog sama kër daal sama WhatsApp gis ñu changé icône bi changé lépp quoi si laa demandé lan moo xew ma gis élèves di dugal ay mes condoléances ma laajte ñu ne ma Ndeye Fatou moo gaañoo gëw ma ko nag toog naa ba démb ci guddi affaire bi def ma kaa man xamatuma ban Ndeye Fatou la ci laa duggaat laaj jaay ñu expliqué ma xool photo bi mu nekk photo ma ne non loolu mënul ne ci laa laaj jaay parce que man ak moom bokkuñu woon centre bu ñu doon defee ñu ni ma dafa bi ñu defee philo bi ba génn dafa jël jakarta bi muy dem ci la ko benn oto mbëkk noonu daal laa ko yëgee brusquement. ban centre la doon defee examen. moom Lans la doon defee nag Lans waaw. ñu gis nu mu demee ban jàngat ngeen si jëlee. En tout cas daal xam naa ne lu metti la parce que ngay nekk ak nit chaque jour nekk ak moom benn classe xëy un bon jour ngeen ànd dem ku defi examen ñu ne la brusquement gaañu na ci xale bu ndaw noo fas loolu dinañ def chaque lu metti la daal ci nin ko yëgee waaw. nga bokkoon nag moom classe aussi ban genre élève la woon. ñun de wax dëgg yàlla nen ko xamal mooy élève bu brillant la woon ku mënoon jàng la ku baax aussi yaru ndax daan nañ toog ci classe bi ba génn te daawoo ko dégg reetaan rek kafre doo ko dégg ci problème doo ko dégg ci leneen fi mu toog mën na fa bañ a jug day kaf day ree amul loolu kenn problème man ba ci mardi bi ñu defee cours génn 10 heures man ak moom ñi ngi nekk ci buntu classe bi ak benn copain bu naan mbaalo ñuy waxtaan moo tax bi ma yëgee affaire bi mu jaaxal ma ndax ku baax la woon daal day kaf day ree te ñun doon koo yab surtout man
dama ko yab lu ma neex laa koy wax mais day ree rek donc kon ñun amuñu woon benn initiative bu nu mën a def bu lu dul ñun organiser kaamil ñu ko yëgee ñu ni nan organiser kaamil wàcceel ko kaamil parce que nit ku génn àjjuma amoo loo ko mënal lu dul ñaanal ko ci leen organiser kaamil ñu ni dañ koy ñaanal ndax nit ku nekk di nga mus a dee yàlla daa sax dund sax dee kon nit ku nekk da ngay xalaat sa wàll ni di nga ci mës a jot ndax yàlla moom lu ko neex lay def faalun li ma yurit te dee buntu la ñëpp a ciy jaar waaw loolu waraloon tey ñu ni nag nan organiser kaamil ñu ñaanal ko ndax ñu nan élèves yëpp ci école bi tout le monde parce que école bi daanaka ñëpp a xamante du ñu mu bokkal classe parce que ñi mu bokkalul classe sax daa mel ni moom ñoom ñoo gën a sekk jàmm boo xoolee fii di nga xam li ma lay wax kon donc moo waral ñu ni nan ko ñaanal waaw. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Florence Maguette Ndione. Florence lan nga si Ndeye Fatou Seck. Ndeye Fatou Seck ñoo bokk classe ñoo daan ànd souvent di dem jënd ndekki et tout di nekk ci classe bi di jàngandoo. ndax yéen a bokkoon aussi centre bi ngeen doon defee anticipé. waa ñoo bokkoon benn centre bi ñu doon defee anticipé d'ailleurs bi ñu paree anticipé toog nañ di waxtaan noonu di commentaire di wax noonu ba après mu ni moom day ñibbi ma ne ko man damay xaar sama borom Jakarta ñëwagul mu ànd ak kii beneen groupe classe bi daal di génn dem. après naka nga yëgee ne dafa def choc ba ñàkk ci bakkanam. ci classe lañ nekkoon ñun lendemain bi parce que dañoo ñëwoon def ci cours français ci la kii am rumeur bi commencé di circuler après am élève bu ñëw suñu classe daal di laajte daal ni ak kii laaj ma ana NFS ma ne ko jàngiseegul parce que man xaw ma woon li xew après mu laaj ma keneen ma ne ko kooku ñëwagul aussi mu ne ma ndax yëg nga li may dégg ci école bi ma ne ko lan la mu jug dem am délégation bu ñëw taxaw suñu buntu classe di ñu laaj kan moo décédé seen classe ci lañ génn essayer ko joindre woote ci numéro muy sonné kenn jëlul ñu woote ba sonn kenn jëlul après nag ci lañ woote ba jot benn kiyam benn mbokkam mu wax ñu ne exactement que ni dafa décédé. jooy nañ yuuxu def lu nekk mais mënuñ ko woon sax gëm parce que koo xamante ne yow bi ngeen paree anticiper philo yéen a nekk ci diggante bi déggoo ni ndax def na choc déggoo dara nga xëy rek ñu ne la décédé na c'était inimaginable mënuñ ko woon imaginer. ci laa génn dem sama kër benn copine annoncé ko ñu dem vite fait changé wu daal di essayer dem seen kër pour jaale mais biñ demee fii seen kër grand standing fekkuñ fa benn ku jigéen rek lañ fa fekk nee nañ kii dañoo demoon hôpital après dafa waroon dem Bargny parce que moom seen kër Bargny la nekk te lundi bi rek bi ñuy def cours philo prof ba ci 18h prof bi mu ngi koy naan mu ngi ñuy wax naan ñu ñaan leen boo leen amee bac mu doon li gën si yéen parce que gis nañ fi ba tàyyi ñu def bac ba pare daal di génn dara mbëkk leen ñu dee wala affaire yooyu mu ne monsieur kon ma dox mu wax loolu affaire bi touché ñu parce que xamul woon sax ni ci moom ci loolu lay yem fekkewul sax bac li si des anticiper philo rek la def yem ci noonu. jàngat ngeen am ci li ni mel. nii daal moom ñu ngi koy métti nañu te ñu ngi koy ñaanal ndax moom de nit ku baax la woon amul woon benn problème. waaw nekkoon na ak ñun nekkin bu rafet mësuñoo kiyal dara lu bon mësuñoo def dara lu ñu metti da ngay toog sax nga jënd ndékki mu manqué la dara nga laaj ko ndax yoroo lii mu jox la soo ko koy delloo sax mun la jëlal am na suñu benn copine bi ñu doon àndal koo xamante ne moom chaque jour bu daan jënd matt da ko doon jëndaaleel benn amul problème ak kenn baax mësuñu dégg ne xuloo na ak kenn fii nii ci école bi. Elle était studieuse waaw fonkoon na jàng mi de moom elle faisait de son mieux da doon participer cours yi aussi te duñu woon perturber classe dafa calmoon. lan moo la gën a marqué ci moom. man de li ma gën a marqué ci moom mooy baaxaayam ak fonk gi mu fonk nit ak ni mu menoon ak man dafa xaritoo woon ak man di tout comme ak ñun ñëpp fii tamit dafa xaritoo woon ak ñun loolu marqué nañu torop. dina métti mais ci man boog daf may gën a yokk jom ndax damay naan man moom foog ma réussir ak mu kiyee mu mënti demee moom bëgguñoo gis ñun départ am bëggul mu doon loo xamante ni dina doon li tax moo ñuy tere am bac wala yooyu
su sañoon de dinañ ko am te ñoo ngi ñaan yàlla bu dee mooy li gën ci ñun ñu am ko ñun itam. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. tur bi naka la. maa ngi tudd El Hadj Falilou Diaw. lan nga si Ndeye Fatou Seck. waaw donc Ndeye Fatou Seck sama xarit la bon on était toujours ensemble quoi en fait moom TL2C la nekk mais je suis en TS2A mais maak moom ñooy ànd bu ñu wàccee ñooy ànd ñibbi ñooy ànd ñibbi bu ñu jàng si tamit ñooy ànd jàng si même su ma la wàcc par exemple 2 heures muy wàcc midi day toog ba midi ba 2 heures xaar bañ pare ñu ànd ñibbi parce que mënul ñibbi moom kese te vraiment bi ma ko xamee 2 ans laa ko xam mais bi ma ko xamee 2 ans yooyu yàlla moom a tax ak ku nekk sa bàmmeel musuma ko gis fu mu meeree sama kanam musul meer sama kanam baax na am na yitte benn jigéen yoo xam te ne la neex nañu sol waaye moom bokk ci moom da yëgu na day muuru ku baax la moom vraiment moom métti nañu torop quoi métti nañu torop mais nag dañu ànd ak muñ ndax kullu nafsin zaa'iqatul mawti bakkan bu ñam dund dana ñam dee dañ ñaan rek mu yéex waaye nag mbir suñu borom la kenn mënu si dara di ko ñaanal rek mu yeggalee ndawam ca Firdawsi fa gën a kawe. yéen a bokkoon centre bi ngeen doon defee anticipé. non bokkuñu centre moom lance la doon defee ñu ñuy defee bu Daaru Salaam waaw lance lay defee quoi dafa pare épreuve philo mu war a ñibbisi après mu ne moom Jakarta lay jël bi mu jëlee Jakarta nag si yoon bi nag c'est def choc mais bi mu defee choc ñu yëguñu ko ba si lendemain bi ñëwee jàng si ñun gisuñu ko après ñu koy gis ay groupe xam ne groupe école nii rek ñu duggee ko si ndaxte dafa def choc après kii bi quoi après biñ ne jour épreuve jour kii bi jour épreuve philo yi ba mu jour épreuve philo bi neen gisante ak moom après mu ñibbi après mu jaar ni bu dem jël Jakartaam après ñu jël taxi jour boobu àndu leen. non ànduñu dafa ne moom Jakarta lay jël daa kii moom dafa ne dafa abonné parce que moom Jakarta bu ngay xaar Jakarta nag boobu ko jël si nag moom moo ànd def choc métti na torop nag parce que dafa xawoon mënoon na see jéem ba naan papa ji pour après ñu defal ko session octobre parce que dafa mënatul woon eggali bac bi léegi nag après du coup nag ba ñuy am yaakaar ay parents ñëpp am yaakaar mais à la fin ci guddi gi noonu rek si lay mujjee rendre l'âme quoi. ban jàngat ngeen si jëlee si anam gu mu demee. waaw année bi doy na waar trop année bi doy na waar jaxasoo na trop surtout moment bi xam te ne bu ñu demee ba ne léegi ñun élèves yi def examen nañ jàngi à 2 semaines du bac obstacle bii ñëw am ni c'est vraiment perturbant parce que toll na moment boo xamante ni ñu ngi dem espoir ak philo bi ñëpp naan abordable ñu jox la confiance pour yeneen matière nga mën ko eggale normal mais nag ak affaire bii ñëw voilà ça bouleverse tout le monde esprit yeeg yëpp perturbé ñëpp mais nag nga xam ne yàlla nag bu la tegoon nattu da lay natt fu mu la yem ndax bu la tegoon natt rek muñ lay xool parce que muñ ñu ko ñëpp am nañu mën nañoo dem xaru ñi naa jàngatuma bàyyi te loolu lépp duñ ci fekk dafa sax dañuy muñ ndax xamuñ la muy indi ëllëg ñu naan suñu borom day yàq waaye fu mu yàqee dana defar foo xam te ne doo gis bon ñu ñëpp perturbé wu neen mais ñu ànd muñ rek jéem a góorgóorlu rek jeexal année bi ñu ñaan yàlla nag mais ñu ñëpp ñu réussir si bac bi ak bépp mbooloo boo xamante ni jullit nga lépp daal bépp jullit ñaan ñëpp ñu réussir metti na nag mais dañuy muñ rek ndax lu ñu muñ si àdduna moom amul moom yàlla moom si jullit dëgg mooy ki mën a muñ nangul ko di ko jaamu. si Ndeye Fatou. lan moo la gën a marqué si Ndeye Fatou. Ndeye Fatou li ma gën a marqué mooy elle est parfaite te même ku ko xamul du ko seede lu bon parce que automatiquement même boo ko xoolee moom rek boo ko xoolee juste da ngay am envie sax waxtaan ak moom parce que elle est parfaite ba pare tey na du tooñ bu la tooñee rek sax problème lay doon ndax même xoolee sax même su fekkoon musuma gis fu mu xuloo même léegi man su ma mën naa témoigner su ma gisoo mu xuloo fenn ki mu xuloo la koy tooñ parce que amul benn problème vraiment ñooy ànd jàngi si wàcc ñëw njibbeendoo metti na torop nag waaye daal nañ muñ rek te xam ni àdduna amul solo daal loolu defee rek àdduna amul solo quoi. nekkoon si xarit tamit si Ndeye Fatou Seck moom mi nga xamante ni moo fi jugee démb di ñaan yàlla mu yërëm ko taxaari ko aljana. yéen a bokkoon benn classe bi. non bokkuñu woon classe nag mais depuis daaw chaque jour bu ñuy wàcc ñoo daan ànd di ñibbi ñoo daan dox ànd di ñibbi ba sofra ko ku nekk jàddu sa yoon waaw. accident bu mu ñàkkee bakkanam naka la demee. waaw man nag fekkewu ma ko woon
parce que mais nag ni ma ko déggee nee nañ Jakarta bi xam naa da doon burle ni muy burlee noonu génn jàkkaarloo camion bi si la camion bi awee si kawam waaw daa jëloon Jakarta parce que démb ba anticiper filo bañ pare maa ngi ko doon laaj ban sujet nga jël noonu mu ni ma maa ngi jël sujet 3 bi mooy art commentaire ba booy di ko tooñ sax naan ko da nga waroon a continuer S bi parce que moom S lañ nekkoon après mu viré ñëw L2 après noonu ñoo ànd groupe ñun suñu groupe bi ñu génn ñoo ànd génn ba si centre bi après si la demee di jënd ndox foofu ba mu ñëwee fekk mu dem si la jëlee Jakarta ba mu jëlee Jakarta nag si la yàlla dogalee loolu waaw. metti woon na trop dama choqué woon parce que nit koo xamante ni démb yéen a ngi taxaw di wax ñu xëy jaalale ko moom dafa metti trop wax dëgg yàlla mais tamit yàlla loolu la bëgg te yàlla tamit moom kenn du xëccoo moom bu soxla yooyu ñëpp dañuy ñàkk kon donc kon ay julli lañ gëm nañ yàlla dañuy jël lépp delluwaat ko si yàlla waaw te di ko ñaanal parce que loolu rek lañ desee ak moom parce que démb dem nañ bar ñi si enterrement bi bañ denc ko 17h ñu ñëw tey di ko rendre hommage fii si école bi jàng alxuraan jàng xasida parce que loolu rek lañ ko deseel quand même donc nag moom fu ñu jullee rek dañ koy ñaanal di ñaan yàlla mu xaare ko aljanna parce que ku ko waxoon boo demee def anticiper bi doo àggale sa bag ak yooyu du ko gëm parce que keroog rek ba prof bi nekkee classe dañuy jox benn exemple ni am na loolee di ñaan na ngeen ñaan yàlla mu jig leen mu ni dafa am benn élève bu am bag jël Jakarta taxi yaat koy laal mu jaaree fa ñàkk bakkanam moom mii mu naan man du ma jël bu ma amee bag du ma jël Jakarta du ma jël taxi damay dox dem seen kër lundi la mercredi di Jakarta gis nga mu jël Jakarta yàlla def li gën waaw yéeme na trop bett na ñëpp moo tax gis nga tey am ñoom sax nekkuñu si école bi jàngewuñu si école bi ñëw nañ dañuy dem si enterrement bi aussi ñu mbokk la classe ñu mbokk la ñëpp a ñëw parce que xale bi dafa baax amul benn problème foo ko fekk du tooñ di naan xale yu jigéen tey niñ mel moom bokkul ak xale yooyu parce que moom ay parents am dañ koo éduqué bu baax a baax wax dëgg yàlla foo ko fekk day reetaan day muur aussi bi dee caractère yi ñu ko mën a jox comme jullit mooy muuru bi loolu mooy symboliser jigéen jullite moom mën nañ koo seedal ni jullit la woon parce que moom musuma gis karaw boppam wax dëgg yàlla musuma gis karaw boppam te démb enterrement bi papaam seedal na ne fu ñu ko fekk da daan julli kon donc xel mën na dal si ni mu meloon ak ay mbokkam ni mu meloon ak ay xaritam si école bi ak professeurs yi fii benn professeur du génnee la Ndeye Fatou mos naa ko dégg wala administration bi ñu la Ndeye Fatou ñëw nañ ci kaw di ko boole wala mos sa am ak benn problème fii kenn mosuma ko dégg chaque jour bu ñu wàccee ñooy ànd mosuma ko dégg bu ñu nekk si yoon dañuy kafree ba àgg yàllaa ñëw rek donc dañuy nangu dogalam te di ko ñaanal mu xaari ko aljanna te suuf sedd si kaw. moom ban genre élève la woon. macha allah élève bu daan na jàng wax dëgg fa yàlla moom macha allah élève bu doon jàng la quand même bac bi moom wax dëgg yàlla moom ba papam démb sax ma ngi doon naan ko. boo jàllee premier tour téléphone bi laa lay wutal boo demee deuxième tour premier téléphone bi yooyu yëpp xam nga rek diggante papa ak doom ak yéen bu mu doon am si moom fekk yàlla programme na li muy programme ba pare donc li des daal mooy ñu koy ñaanal rek yàlla xaare ko aljana metti na trop nag si ñëpp nag xale yu jigéen yeeg ñëpp a ngi nekk si biir di jooy mais nee naa leen jooy ba mu mënatu si dara du jooy buñ mënoon a corriger dañuy corriger mu ñëwaat mais li des lenn kese la mooy ñuy julli di ko ñaanal. te ñu jàngee si lu bari xam ne àdduna solo. si loolu lan ngeen si jàngat. xam ni ndaw day dem mag day dem te feebar ak dee soree dañ donc lii dañ see war a jàngee lu bari ñu delloo xel suñu yàlla delloo suñu xel si yàlla bàyyi caaxaan yi aussi tamit ñu xam ni ndaw ku yaakaar ni sax da nga war a màgg di dem rek da ngay war a am vie éternelle yaa ngi nax sa bopp donc daal nañ delloo xel si yàlla xam ni mag ak ndaw ñëppay dee ñu daal di nekk di jaamu yàlla gën ko fonk aussi. loolu daal moom message boobu daal laay lancé jeunesse bi yëpp pour que tamit ñu xam ni daal moom ndaw ak mag yëpp a yem si dee te bu ñu xoolee année bi ndaw ñi ni ñuy demee dafa garaaw ak façon bi ñu koy demee aussi tamit accident yi dafa bari aussi may lancé état bi tamit benn message tamit ñu xoolaat bu baax a baax tali yi tamit police yi di si nekk surtout intersection yi tamit parce que ni ñuy amee ay accident moom dafa garaaw trop di lancé état bi aussi ay autorités yi du taxaw si loolu quand même parce que tamit moom dund moom fii kenn mënu ko kii de boo xasee ba ñàkk ko si fii nii donc nag moom nañ si jàpp bu baax a baax parce que lii métti na trop si ñun wax dëgg yàlla jamono ji moom kenn mënut a concentré wu di réviser sax boo ubbee kay sax man dem ba demee di jéem a forcé di jàng français nii sax mënuma ko image am laay gis parce que ñooy nekk chaque jour fii bañ defee composition keroog fii lañ toog di waxtaan image boobu moom a gën a marqué si moom wax dëgg yàlla nañ ñaan yàlla rek mu xaare ko aljanna te yërëm ko
amul leen aussi benn information si Jakarta bu mu jëloon ak camion bu leen tël. non man nag amaguma si information démb ba léegi rek ñoo ngi ma koy laaj mais man ku ma laaj moom dama ne la amaguma si information parce que démb moom talu ma woon sax ay Jakarta ak yooyu wax dëgg yàlla sama xel nekku woon si ñoom sax man maa ngi xalaat ba xam affaire bi dëgg la wala du dëgg donc amaguma si information ba léegi waaw. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ma bay la nga présenté wu ngir ñu lay seetaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مانغي Mamadou Diop may directeur des études bu établissement privé Kocc Barma promo éduc loolu laa la mën a wax pour le moment. voilà mi ngi noonu ñu gis tiis bi nga xamante ne ni dal na si seen kaw ak benn ndongo bi nga xamante ne mi ngi doon jàngee fii si seen établissement bi def anticiper philosophie ba pare accidenté ba ñàkk si bakkanam naka ngeen yëgee xibaar bi d'abord. waaw li ñu jóg wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbir la mu nga xamee ni daf ñu bett lool yéex nañu xaw nañ ko yéex a yëg ndax am na ci jour anticipé ci ngoon ci wetu grand standing ba ca suba si ba ñu xëy si école ba doxal lu xaw a sore ba ay booru 11h jàpp midi ñu door a ko yëg mais bi ñu ko yëgee noonu ñëpp dañu lépp lu ñu lu waay doon def dañ ko arrêté jublu ci loolu ndax bakkan dafa fort ànd ko xale yi ak surveillants yi ak professeurs yi ñun ñëpp dëgg comme un seul homme ni ñu koy waxee taxaw xale boobu mu ñuy wax Ndeye Fatou Seck waaw mu nekkoon élève en terminale L2E waaw. ban genre élève la woon boo ñu ko doon décrire. waaw bu ma la ko doon décriral damay wax ne xale bu dal la ku ñu yar la ku mënoon jàngale itam ku bëggoon ku fonkoon ay moromam lañu moo tax tey bis bii ko ay moromam yi defal jomb ko man waroon naa dem démb Bargny mais dama amoon gàllankoor beneen élève moo tombé crise te man may tuteuram ci école bi moo tax mënu ma woon dem ma dem saytu ay mbiram loolu tax dem ma woon dem ba Bargny waaw. kan moo organisé tey témoignage bi nga xamante ne nii ñu ngi ko koy def. waaw témoignage bu rëy bi xale yi defar xam ni duñu jàng kaamil jàng ay xasida ñun yëguñu sax bi ñu koy organisé man dama xëy si rek ñu on m'a mis devant le fait accompli mais xale yi seen classe. ñu bokkaloon daaw classe en première S2 parce que daaw mi ngi doon def S2 mais dafa changé série dem série L pour defee économie ñooñu ñëpp ay xaritam yi ak ñu bokkaloon classe ak ñi nga xamee ni ñooy àndandoom ndax moom xaritu ñu ñëpp la xale bu baax la bu am yar bu am teggin waaye ñëpp ko sopp ñëpp ko bëggoon foo ko fekk day ree rek ku neex deret la macha allah ñoom ñoo organisé tey lii ñaan yàlla tabbal ko àjjana ci àjjana yi gën a kawe waaw di ñaan itam yàlla na yàlla def moom mottalee ndawam ci àjjana waaw. allahumma amiin balaa ma la bàyyi aussi li nga xamante ne nii si la demee def anticiper philosophie ba pare accidenté ban jàngat ngeen ci am. yàlla day wax comme ni ma ko waxee sànq fa'aalun limaa yurid la tudd bàyyi naka mu dem def mu yeewu alors qu'il ne savait pas. Alors qu'elle ne savait pas que moom elle avait rendez-vous avec la mort mu dem defi anticipem de philo prof yëpp témoigné nañ ko ni c'est une très bonne élève mu def anticipem de philo jël Jakarta di ñibbi seen kër def accident ci yoon wi loolu yàlla rek mën def loolu keneen mënu def lu dul loolu mu nekk lu metti lu tiis waaw. ndax lu mel ni mës naa dal ci seen école. déedéet lii mësul école bi ñoo ngi ko créé en 1997 mais mi ngi fi door a am yàlla na fi yem ñoo ngi ñaan yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla wax naa ko élèves yi ne leen lii kenn ku nekk ci yéen
na sant yàlla parce que yàlla jaam bu ko yàlla tegee nattu lu metti da koy nangu te ñaan yàlla may ko xol bu mu ko muñee comme ni ko Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu waxee wa raddini bil xadaai rabbi musabbirani ala balaayika ya rahman yàlla Seydi Hadji Malick nee na yow yàlla boo ma tegee nattu wala balaa maa ngi lay ñaan kattan ak wala xol bu ma ko muñee maanaam toutes les dispositions nécessaires yi nga xam ne danaa ko mën a muñ ndax yow rek yaa mën a teg lii keneen mënu ma ko teg donc lii tegu ci famille bi ñoo ngi ciy jaale famille bu baax a baax di ko jaale élèves yi di ko jaale ñëpp waaye nañu bokkandoo àndandoo ñaan yàlla may nu xol bu nu ko muñee waaw te dellu ci liggéey bi fas yéene kenn ku nekk biy def bag ni maa ngi ñaan yàlla may ma bag ma tuddee ko Ndeye Fatou loolu daal lañu ci wax quoi. am na solo balaa ma laa bàyyi rek ndax am ngeen aussi information si Jakarta ba ko yóbbu woon ak la leen tël. malheureusement amuñu ci parce que mbir mi bi mu nu dalee ñun duñ toppatoo ki nga xam ne moo génn àddina leneen li nag yaakaar naa ni police ak ñi nga xam ne ñoo war ak assurance yi ñoo ko war a toppatoo mais ñun amaguñ ci information waaw jërëjëf kontaan nañu baax seen taxaw yal na yàlla yàggal seen chaîne yal na ko yàlla barkeel yal na yàlla def ay magu teraanga magu sutura salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. voilà mi ngi noonu mu nekkoon ay camarades kii di Ndeye Fatou Seck waaye itam ak kenn seen directeur du programme fii nii ci école bi dégg nañ kàddu yu ñu si yëkkati mu doon nag mbir mu doy waar surtout rek si nii mu demee nga xamante ne nee seen prof joxe na ko exemple ba mu ngi naan kon sax su amee bac du yëg oto du yëg moto day dox dem waaye gis ngeen fekk boobu yàlla noppi na mu doon tamit mbir mu yéeme loon te doy waar ay famille yam tamit contacté nañu leen waaye nag mënuñoo rek wax ci devant caméra bi wa ci micro bi waaye xamal nañu rek ne Ndeye Fatou nit ku baax la woon foo ko fekk muy ree musuta tooñ kenn te tamit xàmmeewuñ ko ci lenn lu dul jàng toog këram mu doon nag mbir mu métti lool te doy war ñu koy ñaanal rek fa mu jëm gënal ko fa mu jógee te di leen di jaajëfal jox leen dig daje rek ci yeneen i reportage jàngeen jëf